ñu ngi fii ci service d'hygiène jàkkaarloog capitaine Alassane Keita fas yéene waxtaan ak moom ci waajtaayu màggal gi rawatina nawet bi ak ministre Aly Ngouille Ndiaye ñëwoon na fi doon def ay visite ci li nga xam ne mooy taataa ndox yi waaye ñoom it ñu ngi ci def jéego yu am solo ndax ku ne nawet na yoo sa ku ne nawet surtout màggal dañuy gis façon produit bu ne la ñuy indi ci dëkk bu sell bi di Touba taxawaayu service d'hygiène capitaine ginnaaw bi ma la nuyu. waaw ñu ngi leen di fay di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo mi di leen nuyu di leen ziar bu baax di rafetlu également li nga xam ne mooy jotaay bi dañuy sawar lool ci seq ak yéen lu ni mel ngir mën a wax ci li nga xam ne moo jëm ci comme ni nga ko waxee wattaay màggal gi rawatina période bii mu tombeel muy nawet donc dafay bëri taw comme ni ñu ko gisee bëri ay taataa ndox te ku ni taataa ndox ni vraiment yoo waaw te yooyu bu ñëwee am na ci yoo xam ne mooy yooyu joxe sibiru te gis nañ ni jàngoro ji nga xam ne moom lañ jànkoonteel muy Covid 19 nga xam ne alhamdulilah naam gis nañ ni am na ay wàññeeku yu ci am waaye ba tey mi ngi fi bu tombeek li nga xam ne mooy paludisme kon dafay xaw a doy waar lool su ko defee kon dafay laaj jóg pour xeex ñoom ñaar ñëpp ñu mën fi jóge wala boog ñu bañ a tase loolu waral kon service d'hygiène ca tàmbali bi fi mu nekk ni def na lu tollook fukki fan ñun ñi ngi ci Touba di def liggéey maanaam du ñu xaar ba màggal gi ñëw dañuy teel a ñëw waaw donc def na lu tollook fukki fan yoo xam ne service d'hygiène ñëw na Touba commencé li nga xam ni mooy ay opération am ay activité am jëm ci wàllu désinfection désinsectisation ak lépp loo xam ni mooy mën a aar population bi ba nga xam ne danañ mën a mucc ci jàngoro yi Covid 19 bi ba du fi yokkoo mais également mën a xeex li nga xam ne mooy sibiru xeex li nga xam ne mooy yooyu aussi pour nit ñi mën a màggal ci màggal boo xam ne vraiment bu teey la waaw. service d'hygiène ban taxawaay la ci màggal gi rawatina équipe bi fi indi ñaari personne lañ ak matukaay yi nga xam ne indi nañ ko ci gis nañ fan yëpp ñëwoon nañ fi bu njëkk pompe dëkk bi matukaay daal. waaw jël nañ ay matukaay yu am doole nag ndax kenn umpalewul Sénégal ni fan yële ci kaw président de la république dooleel na service d'hygiène ci ay oto yu bëri ak ci ay appareils yu bëri ak am na ay produits également yu bëri yoo xam ne service d'hygiène am na ko ci yenn partenaires yi aussi ñëw jàppale ko ci loolu kon ñëw nañ ci màggal gi indaale lu tollook fukki oto ak juróom wala fukki oto ak juróom benn machines yi aussi appareils yi koy liggéey aussi liñ fi indi ëpp na fanweer ndaw yi koy liggéey it ëpp nañ li nga xam ni mooy juróom fukk waaw mat nan mën naa ni lu tollook juróom-ñetti fukk ba jàpp téeméeri ndaw yoo xam ne ñi ngi fi am ci ay gradé ñi nga xam ne donc ñoom ñooy jiite opération yi ak ñi nga xam ne dañuy dem ci terrain bi ku nekk daal ak wàllu yi nga xam ne moom ngay liggéeyee ñëwoon nag pour comme ni ñu ko waxee sànq def lu ñuy wax désinfection boo déggee désinfection mooy xeex lépp loo xam ne doomi jàngoro la boo xam ne mën na joxe ay feebar lu mel naka doomi jàngoro bii di joxe Covid 19 ak yeneen di doomi jàngoro yoo xam ni it maanaam dañuy law ci dëkk bi nekk ci ndox yi doon ay feebar yoo xam ne dafay ànd ak ndox bi di indi ay biir yu ndaw ak yooyu kon dañuy def désinfection vraiment à grande envergure nga xam ni yooyu yëpp dañuy mën a xeex ak moom. waaye bokk na ci lu ñuy wax désinsectisation loolu moom boo ko déggee mooy xeex ak li nga xam ni mooy yooyu weñ yeeg mbóot yeeg lépp loo xam ne ay insectes la rawatina kon yooyu nga xam ni comme ni ñu ko waxee woon sànq moom moo mën a indi loo xam ne mooy sibiru bi donc loolu dañ koy def mën ci ay opération donc équipe yi dañ leen di former fi mu ne nii suba bis bu ne danañ am lu tolloog juróom-ñett ba fukki équipe yoo xam ne ñooy dem ci terrain yi ñu ànd ceeg commission d'organisation bi ñu jox ñu li nga xam ne mooy kër yi ñu war a def muy kër kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci Touba ñu ànd ak ñoom ñu jox ñu ko su ko defee équipe yi mën a dem ci terrain yi mën a def ñaari liggéey yooyu muy désinfection defaale aussi li nga xam ne mooy désinsectisation ngir mën a aar ñi nga xam ne mooy population bi ci jàngoro yi Covid 19 mais aussi ci yeneen jàngoro yu mel ne que paludisme ak yeneen xeetu feebar yoo xam ni yooyu mën nañ ko indi gisoon nañ fan yële nga xam ni fièvre jaune gisoon nañ fi benn waaye alhamdulilah boobu ca la yam kon yooyu yëpp dañ ciy taxaw incha allah ngir mën a aar nit ñi ci yi nga xam ne mooy jàngoro yooyu.
jeexal di profité di ko wàññi di ko jaay askan wi. si ñëpp xam na ne ay jafe-jafe lay jural ak askan wi service d'hygiène ban taxawaay la am ci loolu. waaw loolu dinañ ci taxaw moom dinañ ci taxaw xëy na fi mu nekk nii ñi ngi tàmbali comme ni ma ko waxee woon sànq ci pompe yi comme ni nga waxee loolu ñu ci bëri bu màggal gi gën a jub si ci la ñuy am na sax ñoo xam ne déjà commencé nañ moo tax ñu nit arrêté wuñu équipe yooyu nga xam ne dañuy dem sur le terrain it dañuy defaale yi nga xam ne mooy xoolaale situation yi mel noonu su ko defee boo gisee kuy jaay produit yu ni mel aussi mu jaral la nga taxaw xool vérifier date de péremption yi ak yooyu waaye dana am beneen opération boo xam ni bu ñu demee ba sore fii dañuy amaat yeneen équipe yoo xam ne kon ñoom ñooy dem directement dugg ci li nga xam ne mooy ERP yi pour mën a vérifier loolu nga xam ne mooy produit yi su ko defee comme ni nga ko waxee dañuy am ñu bëri ñuy def promotion di nga gis boisson yi ñu la naan kaay ma jaay la benn may la benn su ko defee yooyu yëpp nag niw ñu ni lu bon la waaye danañ ko vérifier pour xool bu fekkee ni effectivement dafa nekk produit boo xam ne bu bon la ñu mën ko génnee ci marché bi loolu dañ ciy taxaw waaye duñu yem foofu aussi sax am nañ ay appareils dooleel nañ ñu ay appareils yoo xam ne day tax ñu mën a xool saytu ndox bi xam nga Touba bëri na ay forage donc am nañ ay appareils yu ñuy permettre ñu mën a saytu ndox bi xool lan moo xam mooy composition am ndax ndox bi sell na wala des na sell loolu yëpp buñ ko xoolee am mën ko corriger également am nañ vraiment produit boo xam ni moom mooy corriger loolu muy HTH mi ngi fii ci magasin yi su ko defee bu ñu saytoo loolu ànd ak ñi nga xam ne ñooy liggéey ci loolu muy waa Maaw Rahmati ak waa hydraulique ñu ànd ci ngir mën a saytu ndox yi vraiment ngir mën ko sellal ba nit ñi mën a jëfandikoo loolu ba nga xam duñ ci am benn feebar donc wàllu produit yi moom incha allah équipe yi ci ay fan yu néew ñi ngi ci sax nii waaye ci ay fan yu néew dañuy gën a dooleel équipe yi nga xam ne ñooy dem ci wàllu woowu su ko defee ñu gën a mën a tas ci biir Touba ngir mën a vérifier produit yi nga xam ne dëppoowul date yi passé na wala boog conservation bi baaxul wala commencé na yàqu wala xëy na emballage ba aussi demeewut noonu maanaam ay risques sanitaires daal am na ci su ko defee ñu mën ko récupérer vraiment téye ko bu màggal gi weesoo ñu mën leen détruire ñay def loolu it voilà ñiy def loolu aussi ay daan da leen ciy fekk ndax lu te na ko màggalu Touba di drainer ay millions wu nit ku am sañ-sañ indi fi loo xam ni mën na gaañ lu ci bëri ci ñooñu kooku daanaka ku doy waar la su ko defee yoon prévoir na ay daan ci kaw nit ku ni mel maanaam daan yi dana tegu sa kaw xamal la ni aussi lii moom looy bàyyi lay doon waaw parce que buñ la ci jàppaatee it doonte daan lan la daanaka daan gi day gën a yokkuwaat rek waaw parce que kii répété di répété waat lu bon kooku moom dafay laaj nga jël ci moom ay mesures yoo xam ne day mën a arrêté ndax aar population bi dafa war dañuy dem ba ci li nga xam ne mooy grande cuisine yi fi ñuy toggee waaw yooyu yëpp dañ fay dem ngir mën a waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy toggukat yi voilà kon nag loolu yëpp effort yooyu nga xam ne état bi mi ngi koy def débloqué ay milliards ngir mën ñu aar population bi ngir indi fi ay jumtukaay matukaay yoo xam ne yu am solo la bu amee ñeneen ñoo xam ne dañuy nekk ci ginnaaw di ko bëgg a yàq loolu moom yoon dafay dal seen kaw donc ay sanctions am na ci effectivement yoo xam ni code de l'hygiène teg na ko seen kaw te buñ leen ci jàppee sanctions yooyu incha allah danañ ko teg ci seen kaw ñu mën a arrêté lu ni mel waaw. rawatina foo si mbedd yi ak nawet bi ñu xam ne mbedd yu bëri dafa taal ndax du jur yeneen jafe-jafe bu oto bëggee jaaree bu jaar du ci foos ñu dugg ci yenn taxi service d'hygiène ban taxawaay la am ci foo si mbedd yi rawatina période màggal nga xam ne kenn ku ne da ngay gas vider sa biir foos sa buntu kër wala sa ginnaaw yéen kër. laaj bi moom daf ma neex lool parce que lu jiitu màggal bi sax dafa nekk loo xam ne luñ fi fekkoon la muy foosu mbedd yi ak ñi nga xam ne dañuy def vidange ci mbedd mi mais effectivement comme ni nga ko waxee bu màggal gi ñëwee maanaam loolu dafay gën a bëri te fi may waxee ak yow nii du amul bis boo xam ne rek danañ ko génn te gisuñu ci ay cas yu bëri yoo xam ne dañ leen di convoqué fii buñ ñëwee ñu teg daan yi nga xam ne moom la ñuy teg seen kaw kon loolu service d'hygiène mi ngi ci xëy na nag Touba yaatu na yaatu goo xam ni li fi nekk ci ay ndaw mënuñu matale fépp moo tax yooyu aussi dañ ciy gën comme ni ma koy faral di wax rek di ci gën a woo population bi ndax liggéey bu bëre muy service d'hygiène ak yeneen service maanaam population bi communauté bi ñoo ci mën a jàpp ba bu ñu gisee loo xam ne jaaduwul ñu mën cee taxaw mën a woote su ko defee ñun ñu mën a ñëw foofu waaye fi may waxee ak yow nii maanaam bis bu yàlla sàkk rek dañ ciy gis lu bëre loo xam ne fii ay nit ñoo xam ne soit dañuy préparer di gas ay fosse ci mbedd bi wala am ñoo xam ne gas nañ bay vider am ñoo xam ne ñu ngi waaj mais yooyu yëpp buñ ci service d'hygiène buñ ci gis rek maanaam liggéey boobu dañ koy arrêté ki nga xam ne donc mi ngi vider moom dañ koy teg ay daan waaw koo xam ne da nga bëgg def sa fosse ci mbedd aussi dañ lay arrêté maanaam mayeetuñ ci benn autorisation
moo tax ma ni laaj bi daf ma neex parce que biñ ci ñëwee dañ ci waxtaan ak mairie waaw fee ñu su ko defee léegi amatul benn autorisation bu ñu maye ci côté boobu xëy na nag la fi nekkoon mi ngi fi woon waaw loolu ay kër la yoo xam ni ay ati at ñi ngi fi seen foos nekk ci mbedd mi waaye kër yu tabax yu bees yi moom amatul benn dérogation bu ñuy maye ci côté boobu képp kuy tabax sa kër mu bees bu yeboo sa foos nga dugal ko ci biir parce que buñ ko gisee it même boo ko defoon bàyyiwul woon benn espace ci biir kër gi ba tabax lépp ba def sa foos ci mbedd mi dinañ ko dajji nga daaneel sa benn néeg te def fa sa foos parce que foos ci mbedd moom c'est d'hygiène dootu ko mayeeti loolu parce que dëkk bu sell bu mel na ko Touba vraiment dafa jaaduwul yenn ouvrage yi ñu koy def ci mbedd yi waaw parce que loolu mën na indi ay jàngoro comme ni nga ko waxee lu bëri ndox yooyu di xelli ci mbedd yi bu nawet bi nii bu ànd ak ndoxu taw yi da ci am ay xeetu feebar yu bëri yoo xam ni vraiment mën na ko indi ci population bi te loolu dafay nekk loo xam ne ñaan ñu ko yàlla mën na indi yenn épidémies yi su ko defee yeneen i doole ci wàllu alal ci wàllu nit ci wàllu moyen lay gouvernement bi di déployer waat pour mën a xeex li nga xam ne mooy jafe-jafe yooyu moo tax dañ ciy taxaw bu ferme xamal population bi ni loolu foos ci mbedd moom nañ ko bàyyi buñ ko def vinage ci mbedd jaaduwul kuy vider na nga woo oto yi xëy na xat na lool nag waaye na oto yi ñoom ñooy def li nga xam ne ñooy vinage yi oto yi it ñoom it ñu di leen xamal ni oto buñ ci gis maanaam yow na nga war a meloo ko dem vider nag nga ci li nga xam ne mooy ci foos bi ba pare di dem muy xelli ci yoon bi oto buñ ci gis dinañ la arrêté dinañ la teg ay daan parce que loolu aussi du yoon ñenn ñi ñoo koy tey su ko defee balaa ñuy àgg fekk lu bëre sotteeku ci yoon bi nga xam ne bu ñu demee la ñuy sotti ci kàmm ga duñ fa toog ko fa waroon def 5 minutes wala 10 minutes pour sotti li ci oto bi xëy na sax doo fa def 2 minutes wala yooyu xëy na loolu lañ ciy natt waaye ñun loolu duñ ko nangu ndax loolu di xelleeku ci mbedd mi ay nit a ciy jaar ay xale ñi ngi ci mbedd mi loolu yëpp mën na ci indi donc ay doomi ay xeeti feebar donc loolu yëpp ñun dañ ciy taxaw ngir mën a jël ay matukaay ba mën a aar population bi daal ci suñ kéemtalaay kàttan ànd boole kaak ay ñaan su ko defee ñu mën a def màggal boo xam ni màggal bu teey la vraiment bu mucc ayib te duñu am benn jafe-jafe. waaw loolu moom mooy digle yi nga xam ni buñ ci agsi woon loolu la ñuy digle ni comme niñ ko waxee rek gis nañ résultat yi nga xam ni ministère de la santé mi ngi koy joxe am na wàññeeku waaye doomi jàngoro bi mi ngi fi ba léegi te doomi jàngoro bi gis nañ ni maanaam daje dafa nekk loo xam ne da koy yombal muy progresser su ko defee kon ñi ngi woowaat nit ñi di leen ci gën a ñaax encore comme ni ko sëñ bi waxee je pense que kàddu sëñ bi déjà matale na ci côté boobu vraiment ñu takk masque yi kenn ku nekk nga jëfandikoo say masque wala nga respecté li nga xam ne mooy distance physique bi te distance boobu xëy na bu màggal gi ñëwee ak nit ñi alhamdulilah ni ñuy bëree dana jafe ñu respecté ko kon donc dafay nekk benn obligation pour kenn ku nekk mën a takk li nga xam ne moom mooy sa masque mais di jëfandikoo aussi alcogel ak di jëfandikoo li nga xam ne mooy raxasukaayu loxo yi bu fekkee ni déjà yow fi nga ne amul foo mën a raxasee say loxo ndox ak saabu nga jëfandikoo li nga xam ne mooy alcogel bi waaye bu fekkee aussi bërëb bi dañ fa teg ndox ak saabu ngir raxas sa loxo boo ñëwee nga mën a raxas sa loxo ci li nga xam ne mooy ndox ak saabu bi su ko defee yooyu daal ñu mën ci gën a taxaw ci mesure de prévention yooyu ngir ñaan yàlla mu mën ñu aar ci feebar bi kon loolu moom dañ koy dénk nit ñi di leen ci ñaax lu baax bu bëri te yaakaar naa aussi commission d'organisation comme ni ñu ko waxee woon sànq taxaw nañ ci taxaw bu mucc ayib ci wàllu masque yu doy alcogel bu doy ba nga xam ne daal vraiment fu nekk rek nit ki moom jëfuñu jumtukaay yi dana la fa fekk donc li ñuy ñaan nit ñi rek mooy nañ ko jëfandikoo vraiment ñu ànd ci ñun ñëpp jàppalante ci ba nga xam ne doomi jàngoro bi du fi am benn ndam comme niñ ko waxee rek mooy li nga xam ne mooy les mesures barrières ñu di ko fàttali ndax fàttali moom chaque fois dafay jëriñ muy li nga xam ne mooy takk masque comme wax nañ ko niñ ko déggee sëñ bi wax ko te digle ko te di ko jëfit maanaam li nga xam ne moom mooy masque bi ndax même délégation ñun bi nga xam ne service d'hygiène bi mu ñëwee bañ fa demee it fekk ñuy gis mi ngi takk masque ñun ñëpp ñu takk masque kon ñu gis ni lii moom yamul ci digle gi waaye jëf gi mi ngi fi sëñ Bass Abdou Khadre it ñu gis ni loolu mi ngi ci moom kon loolu matale na déjà doy na ngir kenn ku nekk ñun mën a góorgóorlu
taxaw ci li nga xam ne mooy takk masque yi ngir mën fi jëlee li nga xam ne mooy doomi jàngoroy Covid rawatina aussi alcogel yi ñu di ko jëfandikoo vraiment di ci raxas suñu loxo saa su ne ak point de lavage des mains yi nga xam ndox ak saabu moo fa nekk foofu aussi ñu siy mën di ci raxas suñu ay loxo ba nga xam ne vraiment dina mën a xeex ak doomi jàngoro ji ni ñu ko doon waxee noonu lañ koy répété waat de Covid 19 moom invité wuñ ko woon ci màggal gi duñ ko ci masa invité berndeeluñ ko benn teraanga defaluñ ko moom daal na takki bagaasam te dem suñu yoon ñu sol suñuy masque raxas suñu ay loxo armé wu taxaw di ko xaar bu ñëwee gisul kenn mu seey dem yoonam ñu pare continuer suñu ay activité waaw incha allah jërë ngeen jëf